yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci li ñuy waxtaanee fan yi yëpp mu di mbëkk mi ak ay nit yu ñu teg loxo ñu naroon a jël gaalu Looco yooyu wutali ji fële ca île Canaries ak ñi sabab voyage bu ni mel fële ca Joal Fadiouth la ñoom ñooñu le ci guddik dimanche lañ leen teg loxo am na ñaar ñu jota daw l'enquête baa ngi wéy ba léegi mu di Fatick wala Thiès ci ay diwaan yu bari fii ci Sénégal ñu ngi jéem a ñaax ndaw ñi di wax ak ñoom ak loraange bi mën a tukkee ci mbëkk moomule ñu ne nag koppar gu takku yi ñuy jox borom gaal yooyu le mënoon nañ ci investir fii ci réew mi ay projet ngir gën a mën a liggéey. beneen ponk mu di coow diggante waajuru ndongo yi ak yenn ci ay école privée yi laaj ñu fay leen ñetti weer ci confinement ba la weesu ki jiite union des écoles privées laïques bu Sénégal di ci dolli ni bépp weer bu ñu jàngul kenn waru koo fay di ngeen ko déglu moom ci biir xibaar yi. Sénégal ndax dafa nekk ci tànk tàqaliko ak mbas mile dafa mel ni mënees na cee am yaakaar ak tëjub centre de traitement ba nekk fële ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff ak cas yi ni mu wàññeekoo jamono ji directeuru centre boobu leen mën nañu ci am yaakaar naam bu fekkee askan wi ci boppam wàccoo nañu ak lépp lu ñu digle ngir xeex jàngoroy coronavirus boobule. xibaar yi it bokk na ci faatub Amadou Toumani Touré mi ngi génn àdduna guddik démb jàpp tey jile moom mi jiite woon Mali mi ngi faatu fële ca Turquie ginnaaw ba mu làqee juróom-ñaar fukki at ak ñaar dañ ko yóbbu woon ca diwaan boobu sax ndax ay jafe-jafe yu mu am ci wàllum wér-gi-yaram mbokki loole lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. bañ leen nuyuwaatee ba noppi direction nationale bi ñu dénk muy xeex mbëkk mi ci police moom fexe na ba ay nit gàntal leen kon bokk seenub dem fële ca île Canaries ca Joal Fadiouth la ñu naroon a yebee ci ay gaal wutali ji île Canaries ci guddik dimanche waaye teg nañ leen loxo muy ñi bëggoon a dem ak ñi organiser woon voyage boobu ci boppam it teg nañu leen loxo foofule ak bépp jumtukaay bu ñu naroon a yeb ci gaal yi it police teg na ko loxo ñu ne am na ñaar ñu jàpp ni bokk na ci ñi organiser voyage boobule ñoom jot nañoo daw waaye police mi ngi wéyal enquête bi ngir mën leen a teg loxo. fële ca Fatick conseil départemental de la jeunesse te ñu dénk ko ndaw ñi maanaam mi ngi jéem a ñaax xale yi ci boppam ak loraange yi mën a tukkee ci gaal yooyu ñuy jël wutali ji Europe jaaree ko kon ci géej gi xaalis ba ñuy jox borom gaal yooyu le mën nañ ko jëfandikoo fii ci réew mi dugal ko ci ay projet mën fee tekki Pape Massène Gueye moom moo jiite conseil départemental de la jeunesse bu Fatick dañ koy déglu ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. La jeunesse d'un pays mooy avenir am émigration clandestine bi li ñu siy wax lu am solo mooy que ñëpp xam nañ ne président de la république ba mu fi ñëwee teg na fi lu mel ni DER teg na fi lu mel ni ANPEJ pour utal ndaw yi liggéey te ndaw yi demuñ gratuitement da ngay fay 500 000 bala nga fay 300 000 pour doog a dugg gaal defe naa ndaw bu yore 300 000 bala 500 000 ndaw boobu mënuñ ko woowee chômeur mais gis nañ ne mbas mi am na ñu mu fàgg ñu bëri Occident muy Europe nit yi foog ne Europe liggéey am na fa. alors que liggéey sa dëkk formé fi tekki fi jàppale say waajur moo gën a sonn donc ñuy lancer appel ndaw yi nekk Sénégal ñu toog Sénégal liggéey ñuy wax nguur gi ñu gën ñoo jàppale ci ay financement ci ay formation parce que ndaw yi loolu lañ bëgg. mu yëkkati kàddu yooyu lee ci benn cérémonie bu mu doon jox ay fourniture scolaire lu toll ci 200 ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay ndaw yu nekk ci commune bi foofule benn ASC benn tool ab initiative la benn programme bu ñu taxawal ci ay diwaan yu ci mel ni commune bu Koul nekk ca Meewaan ngir ndaw yi bañ a jël gaal yi toog ci réew mi di liggéey suuf si ci ay village yu mel ni sax wala sax nag Kuré Dior ay tonu gerte jot nañ ko béy askan wi rafetlu ko bu baax a baax ñu jàpp ni programme bu ni mel war naa wëy ngir liggéey bañ a manqué ci diwaan boobule reportage Cheikh Anta Diop say laaj bi nawet bi di door ASC bu nekk ñu daggal ab tool fii ci commune Koul nawet bi weesu tey jii de ndaw ñi door nañu di déqi gerte gi nga xamante ne moom la ñu bayoon ak witti bisaab yi mu mel ni programme bi ñu fësaloon am na njariñ tey fii ci commune Koul. mention spéciale à monsieur le maire parce que bu dul woon moom lii du am xalaat bi certes bu ñu ko amet amuñu woon moyen yu ñu ko defee moom mu ni moom kat mun na ci def lu mu mën
bu dee intrant mooy joxe bu dee leneen ak leneen mooy def. kii di maire Koul moom it gis ne lii de lu wér la ku ci nekk war na cee teg bëtam lii dina tax ndaw ñi mën a am ci lu ñu yëngoo te it lu jëm ci wàllu mbëkk mi dëkk bii di Koul ak li ko wër duñ leen ci dégg. lii moom daa am solo ndax ASC danoo yàgg koo bëgg a lëkkale ak développement kon nag bu ñu récolté ba pare tam nañ jàpp ne wurta yem ci at mi dafa waral sax dàkk ndax dañoo bëgg semence moom képp ku ko bëggati nga ne nan dem seeti Koul ndax Koul kat seen ndaw yi bay nan mbay ma baaxal na te ñoo ngi ko denc kon nañ fa war a am aw jiw surtout nag mu dajeek jamono joo nga xam ni mbëkk mi ndaw yi di jël gaal yi bëgg a génn réew mi bari na lool comme ñun àll bii am nañ suuf nañu fi indil ndox bu soobee yàlla bu boobaa ñu bari xam naa ni dootuñu jël gaal yi. di at mu jëkk ndaw ñi nekk fii ci commune Koul dinañ am ren ji ay tonni gerte ak lu jëm ci wàllu bisaab waaye ñii di waa ONFP di office national de la formation professionnelle ñëw gunge leen ngir tàggat leen ba meññee fii ciy génne ñu mën koo coppar ñi ba du yàqu. ferrailleurs yi nekk ci Sénégal ñoom it ragal nañu ñenn ci ñoom bàyyi liggéey bi wutali ji Europe jaaree ko ci gaal yooyu leen ndax jamono ji ay jafe-jafe yu tar la ñuy dund dafa am ñu leen ëpp doole nekk ci réew mi di def seenub liggéey ba tax na daje nañu ca diwaanu Thiès taxawal bennub syndicat national ñu ne ay junni boo xefee ñu ñàkk seenub xëy El Hadj Mor Diagne lañ ciy déglu moom mooy secrétaire général regroupement ferrailleurs yi fii ci Sénégal ay kàddoom Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoo ko taataan. suñ diggante ak fabrique la du suñ diggante ak état suñ diggante ak fabrique yi la parce que fabrique yi dañuy utiliser di jënd ci ñun ferraille bi ay 125 000 di ko jaayee 380 000 mu am différence bu bëree bëri ñu ne nañ former benn syndicat pour bu tasee état bi gis ko mën ñu gën a jàppale xam ne doomi réew mi lañ te kenn ku ci ne soutien de famille. pour maanaam daal yëf yi changé golo bay baabun dundee fabrique yi bàyyi marché yu mag yi ñuy jënd fabrique yi bàyyi armée yi ñuy dem di jënd bagage yi ay ICS su yàggee ñun mbalit mi la ñuy dese te ginnaaw yàlla ñun ñooy sonn ci ferraille bi te bëgg nañ ci def loo xam ne ëllëg du pour ñun mais suñ njaboot gi ci suñ ginnaaw suñ fi jógee ñu am benn honneur boo xam ne dañ ko fiy bàyyi. vraiment daal moo taxoon suñ fi daje ñu bi fi benn syndicat boo xam ne jëmal nañ ko bëgg fas yéene jublu ci liggéey bi ba maanaam ferrailleurs yi mën ci gis seen bopp surtout ndaw ñi engagé wu dugg ci gaal yi fu ne ñu fay dem di dee partout gauche droite ñun ferrailleurs yi taxaw nañ pour génne loolu fii ci Sénégal bu ñu état bi tegee loxo. beneen ponk ci xibaar yi xam ngeen ni ci weer yële weesu laata école di tëj te xale yi toog jànguñu ko bëri na ay école privée yuy laaj waajuru ndongo yi ngir ñu fay mu am ñoo xam ne dañoo lànk ba tëdd ci suuf ne duñ ko def ki jiite nag mbootaay bi ëmb école privée lay ki nekk ci Sénégal di taxawu waajuru ndongo yooyu le moom Insa Diallo jàpp ni bépp weer bu xale yi jàngul kenn waru koo fay kon ay naataangoom doxal yoon loolu la wax ci beneen wàllu it muy xamle ni lu ëpp ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ci ay école privée yu nekk fii ci Sénégal daanaka ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett yi képp ñoom ñoo ci am ay këyit moom Insa Diallo moo nekkoon gan bu info du matin dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. defe naa ne dañ war a dal bañ a yëkkati baat boobu ne tant que fayoo ma ñetti weer yi du ma la jox document élève bi. moo gën xiiroo bi xëccoo bi ŋaayoo bi dem fii ba justice tribunal may ñi nga xam ne ñi sax waruñoo intervenir ci mbir mi di ci intervenir man personnellement ci cours privé les Mamelles fii ci Ouakam bi ma waxtaanee ak parents d'élèves yi ñu won ma ne ñoom mënuñoo fay ñetti weer yi parce que doom yaa nga woon ca kër ya jàng siwuñ ma dajeeg sama équipe pédagogique enseignant yëpp ma réunir leen ma ne lu ngeen xam ci li ñu ne ma lii kat xel mën na koo dégg may leen bon nag man renoncé naa avril mai ak juin fay leen li nga xam ne li moom laa doon wax tout mois entamé et dû comme entamé woon naa mars fay leen mars jàmm ne ñooy ngeen réinscrire ci logique boobu lañ nekk ñun ci cours privé les Mamelles 3535 arrêté d'ouverture mooy wane ne war nga fonctionner war nga jàngale war nga recruter ay waaw mais ñi nga xam ne ñi nag ñoom ñooy am subvention chaque année de l'État 483 lañ
leeral ni nag mi ngi ñeel école privée yi nga xamante ni xale yi jànguñu benn yoon muy jaarale ko ci xarala yu bees yi wala exercice ak lu ni mel. ñu jàll ci bilan Covid 19 ci bés bu mujj bi fii ci réew mi juróom-ñeenti nit ñoom ñoo amee jàngoro boobule ñaari cas importé juróom-ñaar yi xamuñu fan lañ ko jëlee am nañu ne fukki nit ak juróom-ñaar yu ñu xool seen wér-gu-yaram gis ni wér nañu ba bàyyi leen ñu dem ñaar fukk ak juróom-ñaar képp ñoom ñoo des ci centre de traitement ñu leen di xool. doxantu nañ sax ba ca centre de traitement ba nekk ca hôpital professeur Idrissa Pouye te ñu gënoon koo xamee ci CTO fële ca Grand Yoff ginnaaw ki amoon jàngoro yi Covid ku mujj bàyyeekoo na fa weer a ngi nii centre beeg niñ ko tëjee li muy kon njort wala boog liñ ciy njort mooy ni mbas mi léegi Sénégal tàqalikoog moom directeur ba ne mën naa nekk waaye dafay fekk askan bi ñu wàccoog lépp luñ leen tere ak lépp luñ leen digal ci mbas mi ñuy dund. Mamadou Fall dellu na fa waxtaanaat ci médecin yeeg weer yu métti ñu dund fan yële weesu reportage. dañ doon denc ñi feebaru Covid 19 ay jours ay semaines gis sax ay weer bâtiment bi nag moo doon may rek ñu mën a jàmmaarloog bile feebar mu nekkoon nag jàmmaarloogu tar lool. bi métti woon lool parce que bu ñu fi indi boobu tiitaange amoon na jaaxle amoon na donc nit ñi dañoo porté woon volontaire ku nekk jóg ne man de soldat la bu ngeen ma jëlee dinaa ñëw jàpp ci liggéey bi te xaaruma ci fay xaaruma ci dara. lépp ñaari téeméer ak ñeent fukki doomu aadama fii lañ leen doon dalal ñenn ñi ñu sowe leen waaye ñi ci des yàlla moom leen. ci lu mot ñeent fukki nit ak juróom fukk ak juróom benn ñu ci bëri wër nañ defe naa ne juróom-ñeent la ci yàlla jël seen bakkan ñu ngi mostawu seen njaboot di leen jaale. ay résultats yoo xamante ni tey am nañ ko ci ndimbalu pexe yi état bi lal. du rek OGIP moo def mais c'est niveau national à commencer par le président de la République parce que ba affaire bi commencé moom moo njëkk a jël moyen mettre à la disposition ñu wax lan ngeen soxla moo teg ko léegi pour ñu mën a def face. buntu centre bi ñu tëj ko malade bu mujj bi mu ngi fi bàyyeekoo fukki fan ak juróom ci weeru octobre mu di ab ndam ngoo xamante ni sedd na xol. dañuy sant yàlla parce que gis nañ ni benn moment daan nañ presque ak plein centre bi daan fees ba nga xamante ni dootuñu amati ku ñu mën a dugal foofu mais tey yaakaar naa bi ngeen fa demee su ngeen ni c'est totalement vide depuis le 15 octobre amatuñu c'est suñu dernier malade génn. tey jii wopp gi ñu nemmeeku mu ngi wàññeeku bu baax a baax ci suñu réew waaye loolee rek warul tax nag ñu gëmm suñuy gët di gis-gisu directeur bu hôpital jàpp rek ni askan wi war nañu def seen kéem kàttan rek ngir jëlee fi feebar bi. jërëjëf Mamadou Fall ci wàllu wér-gu-yaram ba léegi ca Kaolack xayma gi mooy lu toll ci ñaari téeméer ci ay soxna bu ñu xoolee seenub wér-gu-yaram daanaka ñaar fukk ci ñoom dañuy njortu ni am nañu cancer bi jàpp butitu njurukaayu jigéen wala sax bu ween te faj leen nekk na lu jafe foofule ndax structure de santé publique ya fa nekk amuñu ay jumtukaay privé yi képp moom moo ko am te dafa cher loolu ñu bëri mënuñu faa dem te ñenn ñi dañ leen di yebal fii si Ndakaaru sax reportage Ibrahima Diame Fally Gueye. seen teewaay ci bërëb yi de moo di xool seen wér-gu-yaram ñu defal leen dépistage du cancer du col de l'utérus jigéen yi le ay fukki fees dell ci biir makkaanu district sanitaire bu Kaolack ñëwoon kon pour profito ci séance bu mujj bi nga xamante ne moom lañu jagleel octobre rose. ci li ñu jot a liggéey ci weer bi buñ ci boole wut journée tey bi ñaari journée yi passé rek jot nañu seet téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti jigéen. ñoom lañ seet ñoo xamante ne xoolal leen seen butitu njurukaay xoolal leen seen ween ba xam ndax amuñu loo xamante ne ni mën nañu junj ne kii kat mu ngi ci yoonu développer cancer moo xam bu ween la moo xam bu butitu njurukaay bi ñu defee loolu tamit gis nañ ne ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yooyu fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne nii seen butitu njurukaay am na ay xoosu yu ci nekk yoo xam ne war nañ ko saytu xool ba xam ndax dinañ jëm ci cancer wala jëmuñ ci cancer. soxna Fatou Demba bokk na ci ñi ñu jot a consulter ba noppi. ñëw bi fii amal na ma solo trop ndaxte gis naa leneen si man loo xamante ne ni
su ma ñëwutoon fii duma ko xam. cancer du col de l'utérus nag feebar la bu nga xamante ne mu ngi teew bu baax a baax ci diwaanu Kaolack waaye paj mi dafa cher te jumtukaay yi demeewul noonu ci bërëbu fajukaay yi fi nekk. tey jii jigéen bu ñu fi xoolal mu am xoosu ñu dem ba pousse analyse yeeg examen yi ba gis ne kii kat dëggantaan njaay cancer la amee pour mu faju il faut mu dem ba Dakar waaw. loolu mooy jafe-jafe bi nga xamante ne ni jigéen ñi ñu ngi koy jànkuwanteel parce que ñu ci bëri suñu demee ba Dakar tamit faj ba dafa jafe dafa métti te xaalis bu bëri la laaj. ginnaaw séance de dépistage bi jëm ci wàllu cancer du col de l'utérus bi tamit ay xale yu jigéen yu am diggante juróom-ñeent ak fukki at daal nañ leen invité pour ñu defal leen vaccination contre le HPV pour ñu fagaru ci lii di cancer du col de l'utérus. médecin chef bu district sanitaire bu Kaolack ne faw ñu yaatal paj mi rawatina ci ñaari cancer yooyu ñu tudd sànq moom dafa gis ni sage-femme yi sax tàggat nañu leen ngir ñu mën a xool soxna yi waaye bu ñu leen bëggee faj ay jumtukaay yi mooy nekk lu leen di manqué foofule docteur Niane Seck ba léegi ci micro Ibrahima Diamé. personnel yi sage-femme yi formé nañ leen pour ñu mën a def dépistage bi à travers IVA IVL boobu nekk lu jafe. te mën nañ ko leneen li une fois que femme bi ñu gis ne am na lésion suspecte prise en charge moom mooy des te souvent dañ leen di référer te particularité bi mooy dans les services publics centre de santé par exemple amuñu matériel bi pour mun leen a jël en charge donc dañ leen di mujj référer ci structure privée yi et souvent nit ñi duñu am moyen pour dem foofu donc ce qui fait que dañuy dem toog. te loolu defe naa ne jafe-jafe la waaye ñun engagement bi am fii surtout à travers les sages-femmes des gens sont engagés on ne veut que être accompagnés par rapport à la formation des sages-femmes mais surtout la mise en place des équipements notamment la cryothérapie et la colposcopie. ci xibaaru politique fédération départementale parti Rewmi ba nekk ca Linguère di rafetlu tànneef bi ñu teg ci Ali Saleh Diop bàyyeekoo foofule te ñu tabb ko yàggul dara def ko jëwriñ bi ñu dénk wàllum sàmm gi ci beneen wàll wi it ñu ngi rafetlu àndandoo bu bees diggante Idrissa Seck ak président Macky Sall ñoom militant réew moomule ne seenu njiit du tontu ci kenn ku koy cokkaas li ko yitteel jamono ji nee nañu mooy fexe ba suqaliwaat koom-koomu réew mi ak mbas mi ñuy dund dañuy déglu Alpha Silla responsable réew mi la foofule ca Daara Jolof ci micro Mouhamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka. Sall ci laaj gi mu ko laaj pour ñu ñëw defar réew mi ak jafe-jafe yi fi amoon yëpp ak yaakaar ji am ci Idriss Seck mu jëm wuy ji ko loola lañ doon fésal tey pour wane ne ànd nañ ak Idriss Seck à l'unanimité ci département de Linguère kenn desul. képp ku doon nooyee Idriss Seck wala nga bëggoon Idriss Seck ànd nga ci lim def tey ak suba loolu moo waraloon daje bi tey gi seetlu ngeen ko képp koo xam ne kii jiite woon na ab commune ci département de Linguère di wuyoo Idriss Seck ñëw na fi teew pour soutenir ak pour ànd ci li nga xam ne Macky Sall def na ko ak Idriss Seck ànd nañ ci li nga xam ne Macky Sall def na ko suñu leader Ali Saleh Diop ñëwun pour pàccoo ñëwoon pour géew ñëwoon pour xawaare waaye dañoo ñëw pour defar réew mi comme ni ko Macky Sall bëggee ñu xam ne ñun waa département de Linguère ñu ngi ci gannaaw Idriss Seck ñu ngi ci gannaaw Macky Sall musa diingat CSE musu koo def moom la mu doon diingat su CSE waxtoon am na benn njariñ waaw waxtoon bi am na benn njariñ li mu waxoon ci CCT la ko waxoon kon yéen bu fekkee ne dañuy fësal loolu Idriss Seck nag du tontante comme ni ma la ko waxee sànq nekku fi di tontante dafa tàllal ñëpp loxo dafa jug pour defar ki jug pour defar nag nee naa la ndox la yorul xeer kon Idriss Seck santuñu ñuy xuloo santuñu ñuy xeex santuñu ñuy critiquer dafa jug pour defar réew mi ñun ànd nañ ci tey ànd nañ ci suba même bu ko Macky Sall joxutoon dara. beneen parti buy ànd ak waa nguur gi mu di parti socialiste foofu nag amul benn xeex ngir xool kan mooy nekk ca bopp ba wala ay xëccoog wala ay xiiroog ngaayoo ci gis-gisu Alpha Bayla Gueye moom mi co-coordonnateur bu vision socialiste nekk cadre ci parti bi ne renouvellement instance yi maanaam ñu gën koo yeesalaat texte yi ñoom ñoo ko wax ni ko Serigne Mbaye Thiam waxee loolee lu am la waaye faaw ñu jaarale ko ci yoon ñoom cadre parti socialiste yi toogoon di waxtaan ci ëllëgu parti bi Alpha Bayla Gueye lañ ciy déglu ci micro Mohamed Samba ak Ababacar Camara. maa ngi jaay tontu na ci ñi doon laaj question wu renouvellement yi nga xam ni camarade Serigne Mbaye Thiam moo ko posé woon te tontu yi mu tontu mooy li nga xam moom dañ doon xaar ci moom wax ne moom amul benn problème pour ñu def renouvellement yi
waaye loo leen gis rek processus la processus bi engagé nañ ko parti bi texte bi moo ko régir te processus bi dina dem jusqu'au bout mais li ma rafetlu ci kàdduwam ci par rapport ak Serigne Mbaye Thiam li ma gisuma benn bataille de succession bu apparente ci biir discussion yi wax yu rafet rek la wax ci ministre Serigne Mbaye Thiam wax nañu même instruire les cadres nañu bépp nit boo xam ne mi ngi nekk ci biir parti bi yore ndomb tànk ci réew mi muy Serigne Mbaye Thiam muy camarade Alioune Ndoye nañu def lu ñu mën pour jàppale leen ci seen liggéey pour seen liggéey gën a fës gën a dëgër. bés bi ñu jagleel forces armées yi mu di armée bu Sénégal tey jii lañ koy màggal cérémonie officielle bi amoon na fële tey ci suba ca camp Dial Diop ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci liñ doon gën a waxtaanee mu di protection des frontières. xibaaru biti réew ñu ngi ko doon junj sànq ak Fatou Amadou Toumani Touré nekkoon njiit bu réew bu Mali mi ngi dëddu àdduna fële ca Turquie ginnaaw ba mu làkkee juróom-ñaar fukki at ak ñaar moom ATT nañ ko daan woowee amoon napp ay jafe-jafe ci wér-gi-yaramam ba ñu yebal ko ci réew moomule bu ngeen di fàttaliku Amadou Toumani Touré jiite na Mali diggante 2002 ak 2012 muy fukki at laata ñu koy foqar si nguur gi ci ay yoxoom ci ginnaaw si loolu la ñëwoon làqu fii ci Sénégal jaar-jaaram ak loolu lépp dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. jàngalekat militaire homme politique Amadou Toumani Touré wuy ji suñu borom ci juróom-ñaar fukk ak ñaaram moom mi nga xam ne nag mu ngi juddoo ca Mopti jot naa dugg armée waaye jaar ca école inter armée bu Kati gannaaw ay stage yu amal ca URSS ak ca France mu jot a doon commandant bu 33e RCP ci atum 1984. moom mi fi doonoon président bu comité de transition pour le salut du peuple gannaaw ab coup d'état bu ñu def président Moussa Traoré ci atum 1991 ñu def ko mu jiite réew ma muy kon ab transition politique mu yorandiko moom mi ñu doon woowee soldat de la démocratie loole nag ñu xamee ko gannaaw ba mu jëlee sax nguur gi jox ko njiite réew ba nga xam ne moom la ñuy fal ci atum 1992 di Alpha Oumar Konaré. Amadou Toumani Touré jota doon envoyé spécial bu secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan ca République centrafricaine moom Amadou Toumani Touré doon na nag président de la République bu Mali gannaaw élection yi ñu amaloon ci atum 2002 ñu tabaat ko sax mu doon njiitu réewu Mali ci atum 2007 ci premier tour doon jàkkaarloo ki nga xam ni mooy Ibrahim Boubacar Keïta waaye Amadou Toumani Touré du jeexal mandaam googee ndax ci guddi ñaar fukk fan ak benn jàpp ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru mars atum 2012 moom ab coup d'état gu ñu def jëmale ko ci moom ci ko jiite di capitaine Amadou Sanogo ba nga xam ni sax mu ngi doon ñaawlu ni Amadou Toumani Touré doon gérer kon xeex ba am ca bët gànnaaru Mali ci diggante armée bi ak rébellion Touareg Amadou Toumani Touré ci gannaaw si kon ñëw fii ci biir Sénégal toog fii loolee am ci juróom-ñett fan ci weeru avril 2012 mu xamle nag ni moom démissionné na officiellement ci atum 2019 nag la dellu ci réewam di Mali ak njabootam tey réewu Mali googee kon am dëj waaye bokk ak Sénégal Mali doon réew goo xam ni te ñu ngi taxaw ngir defaraat réew ma gannaaw ba kon armée ba jëlee nguur gi ci loxo président Ibrahim Boubacar Keïta. jërëjëf Mame Biram Diouf ñu jàll ci tàggat yaram ak football équipe nationale bu Sénégal tàggatu na démb ca stade Lat Dior bu Thiès laata équipe bi di mot séance bu njëkk bi daanaka juróom-ñeent ci ay joueurs képp ñoom ñoo fa nekk ci ñi ñu tànn liste bi dañ koo defaraat ak juróomi joueurs yu amee ay gaañu gaañu te ñu wutal leen ay remplaçants waaye loolu dafa mel ni yàqul dara ci équipe beek ni ñu taxawee temb ngir jël raw gàddu gi ci ñaari rencontre yi nar a dox seen digg ak Guinée Bissau Cheikh Sadibou Diarra. ñoom ñeenti gaynde yi egsi Sénégal dimanche ñoo bokk ci tàggatu bi équipe nationale amal ca Thiès ci ñoom bokk na ci Moustapha Nam bi fas yéene jël place am ci biir gaynde yi. waaw dalal nañ ma ak jàmm wan nañ ñi ngi may wan yoon bi parce que ñun ñoo ñëwandoo démb ñoo jugandoo Paris ñëw fii te li ma ci gis moom dal na xel. ñu ngi doon waxtaan di kaf di fo ñi ngi may xamal fi tañeek bi nu muy demee ak yooyu lu am solo la. waaw concurrence bi moom fépp la am
donc loolu daf ci baax sax nga xamante ni daf lay gën a yokk jom ak fulla ba liñ lay yaakaaree ñu gis ko tey jii nii nag ñun dañu pare pour xeexal dëkk bi te ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy def donc dañuy pare ci lépp. sélectionneur bii di Aliou Cissé du mën a sukkandiku ci juróomi joueur yi bokkoon ci liste bi mu njëkk a def ngir jongante yi ak Guinée-Bissau bokk ci joueur yooyu Gana Gueye ak Saliou Ciss loolu taxul ñu jàpp ni war nañ am ndam ñaari yoon. Guinée-Bissau ñoom nee nañ duñ ñu may dara ñun fii suñu dëkk la ñun duñ leen may dara ñun dinañ indi moyens ñu mën a am pour gagner match bi même bu ñu demee foofu tamit jéem a gagner foofu tamit pour jéem a génn suñu groupe. wàccaayu équipe nationale bu Sénégal dinañ ko wéyal talaata bi ak beneen tàggatu topp ci conférence de presse jongante bu njëkk seen diggante Guinée-Bissau àllarba la bu 4 waxtu jotee ci ngoon ci stade Lat Dior bu Thiès. match bi kon mi ngi ñeel éliminatoire CAN 2022 bi nar am ca Cameroun match retour bi fukki fan ak juróom lay doon beneen discipline muy bëre ak équipe bu bees bu CNG teg nañ leen ci seen toogu jëwriñ bi ñu dénk tàggat yaram di Matar Ba di woo ñëpp ñi ci yëngatu ñu àndandoo nekk benn Ibrahima Sène ak équipe am jox nañ leen mandat benn at ñaari at kon bokk te ñu nar ko defaat beneen yoon muy renouvelable reportage bi fay ak Modou Diop. jëwriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram samp na équipe gi nga xam ne ñoom ñooy jiite CNG. Je vous installe, monsieur le président Ibrahima Sène. Demain je ne serai plus le ministre des sports mais yéen di ngeen nekk toujours ñu bëgg làmb nekk ci làmb ji kon yéen a ko war a teel seen bopp. mu doon loo xamante ni teg na ko moom Matar Ba tey di leen fàttali ana lan mooy seen mission. xal ku ne danaa ci waxtaan ak ku ne waaye ku ko yàq moom man ngay njëkk a dajal mais balaa ngay dajeeg CNG wala nga dajeeg. gannaaw bañ leen sampe ñoom équipe bi président bu CNG bu bees bi moom di woo ay naataangoom ngir ñu mën a jàpp ci liggéey gi ndax it la mu bëgg mooy nekk kay dajale. bëtt na frontière bu Sénégal moo tax lu ci nit di def rek na ko xoolaat xam ne image bu réewam. door nañ benn mandat bu ñaari at Ibrahima Sène ak équipe am la leen di xaarandi moo di ñu gën a yeesalaat wàllum làmb waaye itam xool ana nan lañ koy gën a doxalee. édition bu njëkk bu jeu d'échecs jeex na fële ca Géejawaay mu di ab yoon bu ñu cay yëngu gis ngir gën a mën a siiwal sport boobu la nga xam ne ci wàllum xel la Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba ñu nga fa woon. mu ngi gën di jël place ci Géejawaay ñi fi dëkk di si yëngu lu si ëpp di ay élèves jongante nañ ci benn tournoi loolu ngir gën a siiwal tàggat yaram boobu soxal xel ci biir Sénégal. échec nekk na loo xamante ni nit ñi xamuñu ko fii ci Sénégal donc dañoo décidé tegoon club bi académie bi plutôt académie des échecs SICA donc pour permettre leen tamit jàppale xale yu ndaw yooyu noonu ñu mun ko approprier wu mais loolu noonu tamit dafa nekk wala bu nekkee. c'est parce que li ñuy wax fédération sénégalaise des échecs moom mooy kuréel gi nga xamante ne ni moom moo ëmb lépp loo xamante ni ci mbirum échec la donc kuréel googu noonu daf ñu jox benn financement bu taxaw boo xamante ni moo ñu mën a permettre ñu mën a tàmbali mbir mi nii. amal njëriñ lu bëri ñi di jàng jeu d'échecs bëgg na daj réew mi. fa échec boo koy pratiquer day tax sa xel dafay ubbeeku bu dee élève nga tey jii nii lépp loo jàng dafay dugg sa xel dina am yeneen mbir yoo xamante ni dina ko développer ci yow comme li ci mel ni tey développement personnel donc xale bi nga xamante ni nii moom mi ngi jouer échec. donc da koy permettre tey jii nii bu nekkee classe tey lu mu sëgg rek da koy daal di mémoriser ci lu gaaw. ñu ngi ci endroit yooyu noonu Thiès Guédiawaye ak Parcelles Assainies demande yi nag bëri na y a beaucoup d'autres écoles essentiellement dans la banlieue qui ont fait yoo xam ne def nañu ay demandes pour ñu mettre en place activité bi bon léegi il faut quand même ñun tamit ñu mun répondre ci demande yooyu yëpp te des fois tamit ce n'est du yomb noonu parce qu'il faut avoir des formateurs qui sont prêts disponibles bénévolat nekkul affaire boo xam ne affaire bu yomb la. mais loolu rek day wane ni que école yi gis nañu njëriñ bi xale yi gis nañ ci seen bopp et donc jàpp nañ ni que war nañ ko mun étendre fii ak quelques années incha allah. ñii jàppee ko science ñeneen ñi jàppee ko sport jeu d'échecs dafay dimbale initié yi ci jëfandikoo bu baax seen xel lu am solo foo mënti nekk ak lu mënti xew. jaajëf Cheikh Sadibou Diarra egsi nañ ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey jilee dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf coalition jot na wala moom it ci jalti gi am ci géopolitique bi fan yi l'observateur moo ko bind ci xët mu njëkk ba xamal ñu ne làng ga tas na ubbil yéenekaay bi ginnaaw Boubacar Camara njiital PS jéngu gi génnoon ci coalition bi keroog àjjuma plateforme politique avenir Sénégal bi ñu bëgg ak parti républicain et citoyen waa parti Pastef di Ousmane Sonko ak i gaayam ñoom it génn nañu ci coalition bi li indi lii lépp l'observateur nañu confiance maanaam ak kóolute moo amatul ci seen biir te lépp nag mi ngi tukkee ci pexey Macky Sall Vox Populi dëggal xibaar bi ba di ñu xamal ne Macky Sall tas na coalition jot na ginnaaw borom jéngu di Boubacar Camara waa parti Pastef ñoom it génn nañu ci seen coalition bopp coalition jot na bi nga xam ne ñoo ko taxawaloon woowoon ci nit ñu àndoon ci ak moom Cheikh Tidiane Dièye bu Sénégal bi ñu bëgg Vox Populi nee nañu dem na yoonam waa coordination Oumma ñoom it dem nañu seen yoon Sud Quotidien nañu Macky Sall tas na opposition bi ba fu ne aw ngàll féete fa coalition Idy 2019 tas na coalition jot na bu Ousmane Sonko tas na ki waral lii lépp nag nee nañu moo di Macky Sall li mu jël yeneen i force politique dugaleen ci gouvernement bi moo indi bopp sa bopp gi ba tax kenn talatut a bokk Macky Sall mi ñu ne moo faste seeni sikkim ba tax ñuy mooy tonte moom Macky Sall moomee mi ngi toog ci xët mu njëkk la Tribune rabbale ay baaraamam boole koog reeju sew journal bi tegal ñu ci ne guddi ñu toll moo ak mooy start ci opposition bi moo yore xaalis bi moo yore doole ji moo yore ñaw gu toll ni di seen lu ay wujjëm dul seen ñi nga xam ne ñoo di ay adversaire am moom Macky Sall la Tribune nee nañu talatuñu sax askan weeg seeni jafe-jafe foo leen fekk ci waxi Macky Sall la ñu nekk Les Échos nañu li mu def mu di jël waa parti réew mi dugal leen ci gouvernement bi jur na ay ñëggi-ñëggi xol yu dul jeex ne ñu bari ci cadre yi nee nañu mënoon nañ leen a indil keneen ku dul Yankhoba Diattara mi nga xam ne yorinu bon ak njuuj njaaj yi ñu koy waxal ca mairie bu Kees ma nga fa di tege ba léegi keneenuk réew mi ku njiit réew mi dugal ci gouvernement bi réew mi di Ali Saleh Diop gars yi nee nañu xanaa Macky Sall xamul ne Ali Saleh Diop du xale moom mag Idrissa Seck fuuf Ali Saleh Diop am na juróom-benn fukkeet ak ñaar Walf Fadjri nañu waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul am nañu lu leen naqari lool rawatina waa parti socialiste ak waa AFP ndax libéraux yi Macky Sall dem jëli dugal leen ci gouvernement bi ba tax waa kër Moustapha Niasse di waa AFP ak ñooñu Aminata Mbengue Ndiaye di waa parti socialiste yaatootuñu ca wetu Macky Sall dañu faa xat jamono ji Alassane Ndao di docteur ci wàllu sociologie politique di xam ne ci Walf Fadjri ne nekkin wa ci wetu Macky Sall bu neexatul ña fa xat léegi tey ñu dem seen yoon la seen kay nañu waa parti socialiste dañuy saali rek waaye seen xol neexul ne démb rek ci ndaje mi njiital parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye doon amal ak cadre yu parti socialiste yi dégg nañu ko muy wax ne fii ki fan danañu tàmbaliwaat suñuy activité ngir base traditionnelle yi masa wertu ñu tegaat ci loxo loi numéro 2014-17 bi jëm ci mbiri déclaration patrimoine l'observateur nee nañu dina tax ba ministre yi ñu génnee ci gouvernement bi bu yàggul mu di ñoom Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak ñoom Mouhamadou Makhtar Cissé ba ci Aminata Touré mi jiite woon conseil économique social ak environnemental ñoom ñëpp ñoo ngi leen di séentuwaat ci OFNAC ngir ñu def fi waat fa beneen déclaration patrimoine loolee journal bi nee nañu moo di càkkutéefu société civile gi ci réew mi Idrissa Seck compagnie yi dugg ci gouvernement bi bu yàggul l'observateur nee nañu ba léegi amul kenn ci ñoom ku defagum déclaration de patrimoine coowal mbëkk mi dugal nañu ci procureur de la république ubbil Source A gaal gi tàkkoon ci waaxi Mburi te organisation internationale migrant ne woon la ca faatu mat nañu téeméeri migrant ak ñeent fukk ministre intérieur génn ginnaaw bi weddi ko ne matul loole kuréel gii di action pour les droits humains et amitié saisir nañu procureur de la république ngir mu santaane ci enquête ngir ñu xam ñaata ñoo faatu ci gaal gi fa ñu bëggoon a dem di ca Espagne Le Quotidien nee nañu am na lu ca xew ne bu weesoo ñiy faatu ci géej gi ba mu jur ay dëj yu dul jeex fu ca mel ne ci diwaanu Mbour ak ca Jiwaalo Union européenne jël na dogalub ñoom ñu duggoon ci gaal yi ba yegg Espagne ñu rungaat leen ñoom ñëpp delloo leen fa ñu jóge woon Barça wala Barsaax immigration clandestine bi ak li ko tax a takarnaase fan yi la leen di yóbbu fa ñuy jaar ak la ñu fay daj lépp yéenekaay bi xëy na ci dellu si maître Assane Dioma Ndiaye di ñu wax ci biir lii Quotidien ne ak loo ci mën di dégg daal responsabilité état bi génn ci ñu génn foofee te dugg ci libération des ba léegi ci mbëkk mi mu di immigration clandestine ak benn migrant bu wax lu yéeme te doy waar ci xët mu njëkku libération nee na ñoom ba ñuy départ Kayaar la ñu départ ñi ngi tolloon ci téeméeri doomi aadama ak juróom-benn fukk ak ñaar waaye ba ñuy yegg juróom-ñett fukk ak juróom di 85 kott ci ñoom ñoo yegg ña ca des ñëpp ci géej gi la ñu des fa la ñu farfaatu ñu bari ci ñoom dañoo wàccu ba dee. mu ngoog fii la ñu yem ci xibaaru digg bëccëg gi laata ñuy tàggatoo ñu dalal Mamadou Ndiaye ak Merry Beye Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti lay doon incha allah. ñoo ngi lay fay soxna Naata di nuyu mbokku téléspectateur rek internet yi wax nga ko ci kanam ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi xam naa ni yow tamit xam nga li xew ci biir internet bi yéen nga mobilisation bi nga xamante ni internet yi dañ ko jël ngir fas yéene amal benn journée de maanaam journée de deuil national àjjuma hashtag bi mi ngi lëmbee Sénégal actuellement. waaw ci kanam tuuti lay doon incha allah mbokk yi des leen ak ñun di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm yeneen xibaar 19h30 incha allah jërë ngeen jëf.